saraan benn bisa ngi nii nag ñu nemmeeku candidat yu bari ñu teg leen yoxoo waaye bëri na ñi nga xamante ni dañ cee ñàkk seeni bakken boo dee xool sax gaal gi nga xamante ni moom la patrouilleur bi mbëkk mu nga bàyyeeko Soumbédioune te foofee nag rek dañ fa tere woon yooyu xeeti gaal ñu defar ko rédaction bi doxantu na fa Aminata Mbaare Sow ànd fa ak Jafara Ba ngir kon séq waxtaan ak ña nekk foofee sa Soumbédioune. fii ci quai de pêche bu Soumbédioune daanaka teguñu bët benn yoon ay gaal yoo xam ni dañ leen di faral di jër ngir dem Europe. gaal yi ñuy defar ñun lu si ëpp pêche du jour rek lay doon yoo xam ne 4 personnes lay jël yoo xamante ne dañuy dem 8 heures ñëw 17 heures ñun gaal yooyu la ñuy defar am na yoo xamante nag day def une semaine. fii moom ay gaal lañ fiy defar waaye nag ay at a ngi ni dañ leen di tere ñu defar yenn gaal yi leen. sans yooyu mu commencé. si lañ tere woon am ñuy wàcc fii dañuy di laaj question yi daal moo ciy bëri ba nga xamante ne du la jaral ngay defar. ay gaal la yu rëy yoo xam ni mën nañu jël ay passagers yu bëri ak tamit ay tonnes produit. gaal yi antan nañ lu dul loolu parce que gaal yi dañuy yëpp ay juróom-benn 200 litres juróomi 200 litres juróom-benn 200 litres essence bokkul ak 200 litres ndox yi ainsi de suite ainsi de suite gaal yi dañuy rëy de gaal yi man mii mën naa taxaw doo ma gis. dañuy liggéey gaal yi man su ma taxawee doo ma gis bu ñuy liggéey gaal yi dañuy taxaw si bërigo di daaj ci kaw bërigo la ñuy taxaw di daaj gaal yi pour ñu pare. loole est-ce que mën na tax ay accident di am comme gaal gi nga xam ni jot na lakk ci biir géej gi lee ñoom ñu ne déet ndaxte gaal yooyu leen di defaree war nañu am capacité jël lu bëri ci ay marchandises ñoom kay li ñu wax mooy du ñàkk ne ci tabaxu gaal googulee le défaut yi nekk. Aminata Mbaare Sow ñàkkul ni kon seetaan ngeen tey ji suba info du matin suñu gan nekkoon Adama Doucouré moom mi nga xam te ne nag dafa génne ab livre gu mu duppee Muskila doon ci xamle jafe-jafe yi nga xam te ne amoon na ko ca bu mu doon jéem a dem fi nga xam te ni moo di Espagne jaaroon nag ci désertu Libye bi moom Adama Doucouré déggoon ngeen ko daañu ci dellu ci nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen ëttu xibaar ñu ngi leen koy wax ci boppu xibaar yi Souleymane Teliko tey ji déglu nañ ko ci fi nga xamante ni moo di Cour suprême procureur général kon près de la cour moo ko di bu Ziguinchor Assane Dioma Ndiaye nag la ñu tabb mu nekk rapporteur kon conseil de discipline ci boole na lañ koy toppee muy la mu yëkkati woon rek nga xam te ni inspection générale administration de la justice ñu duppee leen IGAZ kon moom président bu union des magistrats bu Sénégal UMS yegsi na kon tey ji ni ki juróom-ñeenti waxtu yi teg ñaar fukki simili ak juróom tey ji ci suba ca cour suprême moom nag kon mu nga fa woon ba ni ki fukki waxtook benn weesoo waaye lañ fa nemmeeku rek moo di amul benn yëngu-yëngu ca booru cour suprême gàmmu 2020 préfet bu Mbour kon daal di jël dogal tere ki nga xam te ni moo di Aïda Diallo ak Serigne Saliou Thioune muy seen gàmm gi ñu waroon amal ca Madinatul Salaam moom Mortala Tine di kon préfet bu département bu Mbour moom nee na rek la mu natt moo di ñaar ñooñee kon bu ñu amalee seen gàmmu foofee ca Madinatul Salaam mën na indi li nga xamante ni moo di coow loolee waral kon mu daal di tere boobule gàmmu ngir jàmm am Medinatul Salaam gàmmu bu Medina Baye kaaraange gi assuré nañ ko jàppale ni ci lu tolloog juróom-ñetti téeméeru takk der lañ fay wàccee ngir aar kaaraange gi ci biir juróom-ñetti téeméer yooyee juróomi téeméer ak fanweer ñoo dem kon dooleel ñooñu lay ci wàllu kaaraange mu nekk nag loo xamante ni rek dañ ko fa yóbbu ngir gàmmu gi jaar ci yoon dañ ciy ànd ak xam te ni moo di Ibrahima Diame ak Fally Gueye. Depuis presque lu weesu ay bés commissariat central bu Kaolack génn na renforcer ay éléments de police sur le terrain ngir waajal gàmmu gi kon génn aar kaaraange pèlerin yi commissaire central bu Kaolack di Serigne Amadou Diop di xamle ni nag li jëm ci wàllu cëlum masque gi exigence bu wër lay doon. police nag daf si am taxawaay bu rëy boo xam ni daf koy def taxawaay boobu daf ko gën a dëgëral si gàmmu gi pour au moins. pèlerins yi ñëw mun a respecter li nga xam ni kilifa yi moom la ñu tëral comme le port obligatoire du masque. muy xamle ne nag lépp luy service de sécurité di wéy karange ci biir diwaan bi daañu ko mobiliser rax ci dolli renfort bu am solo bi nga xamante ne fekk si na leen. juróomi téeméer ak fanweer élément yu jóge Dakar si ay services yu bëri mais bi si gën a ëpp mooy GMI groupement mobile d'intervention mais am na yeneen services yoo xam ne comme ay sûreté urbaine DPJ
ak les services de la cybercriminalité division cybercriminalité ñoom ñëpp ñëw nañu pour jàppale ñu ci liggéey bi. lu jëm ci wàllu jumtukaay yu mel ni ay oto ak ay moto moom nee na def nañ ci lu am solo. moyen logistique yi defe naa ni jot nañ mobiliser lu toll fukki oto ak juróom ak ñeenti motard yoo xam ni dinañ taxaw pour mun a faciliter déplacement éléments yi sur le terrain. opération de grande envergure fi mu ne nag tàmbali nañ ko depuis octobre jur na lu bëri ci wàllu interpellation ak nangu oto ak ay moto lu mot kon 200 ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti doomu aadama wóolu nañ leen saytu leen ndax seen comportement ci biir mbedd mi. Ibrahima Diamé commissaire bu central kon bu Kaolack yokk na ci ni ci wàllu kaaraange moom mu ngay artu sax ñi nga xam te ni ay defkatu ñaawteef lañu ni indi nañu ay vidéo surveillance nga xam te ni dañ cee feggoog kii di adiya ngir rek indi ay coppite yu xarañ yoo xam te ni rek ca salle bi nga xam te ni moo di commissariat central fa ñu def loolee ngir gis lépp lu mën a xew ci tali bi ngir rek wane ni kon gàmmu giley wàllu kaaraange am na solo lool te ñoom taxaw nañ ci bu baax a baax ba tey ci gàmmu Medina Baye ki nga xam te ni mooy njiitu Senelec jël na kon ay garantie directeur général bu Senelec moom xam le ni wàllu courant dana fa am ba doy ndaxte boo xoolee li ni mel ci wàllu courant du fa ñàkk lool te du fa manqué ndax boo dee xool sax gox yi nga xam te ni wër na Medina Baye yóbbu nañ fa li nga xam te ni moo di ay extension rek ngir kon xaar lépp loo xamante ni soxla la ci courant ca foofee ñu mën ko jox ngir gàmmu gi jaar ci yoon dañ ciy déglu Pape Demba Biteye ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. Organisation bi waxoon na ñun dafa bëggoon extension réseau bi ci quartier périphérique yi mooy ay Cheikh Tidiane ak yooyu loolu def nañ ko ba extension 20 kilomètres de réseau boobu noonu dina yegg bu soobee yàlla ci wàllu éclairage public bi tamit Senelec réhabilité na réfectionné na éclairage public bi yëpp ba fu mu toll nii amatul benn point lumineux boo xam ne tàkkul ci Medina Baye dinañ def aussi ay groupe électrogène parce que xam ngeen ne fii événement bi di amee lu ñuy def comme événement yu mag yëpp dañuy teg benn groupe électrogène boo xam ne bu ñu amee rëq-rëq ci wàllu courant bi moom mooy enchaîner dinañ indiwaat beneen groupe aussi def ko li nga xam ne dina mën a jël lu wóor gàmmu gi yëpp ba nga xam ne ëllëg ci biir ñaanuñu ko yàlla bés bu ñu amee ndog-ndog groupe yooyu dinañ mën a continuer ba alimenter gàmmu gi correctement léegi ci wàllu kii bi aussi indi nañ juróom fukki junne masque yoo xam ne ñun ñoo ko apporté muy suñu contribution ak ay solution hydroalcoolique yoo xam ne nii aussi dina mun a permettre pèlerins yi yëpp ñu ñëw gàmmu ci jàmm dellu ci jàmm te mbas mi du ci am benn kii boo xam ne dina ko yokk bu soobee yàlla incha allah. wax ci wàllu njàng mi nga xamante ni ngir rek moom dal at mi au conseil bu dialogue social daal dinay dajale kon acteurs yi ngir ñu waxtaan waaye jàngalekat yi ñoom la ñu bëgg rek nee nañ nguur gi li nga xamante ni diggee woon na ko na ci taxaw ngir at mi mu mën a ne nguur gi ci boppam nee na loolee kon moom noppi na rek di xool naka la koy defee dañuy déglu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ñu fa toogaloon. ngir école bi ubbi au conseil du dialogue social di jël ay matuwaay ngir ren ji njàng bi am dal. acteurs yëpp ñun lu ñu bëgg mooy ñu comprendre dialogue social xam condition pour que école bi wàllu njàngale bi ñu wàññi crise yi waxuñu bu ñu am de ndax fu liggéeykat nekk ak gouvernement ak njaatige faw dina am ay rëq-rëq mais ñu wàññi ko ci intérêt Sénégal. jàngalekat yi di rafetlu ndaje bi waaye ñuy fàttali nguur gi li leen war seen diggante. mënuñu ñu nag éternellement di ñu remettre suñuy chose calendrier grec éternellement di ñu wax lii moo xew parce que réglé wuñu ko kooku tamit duñ ko nangu suñu bëggee jàmm am ñun ñëpp mànkoo nañu également concomitamment jéem a régler suñu problème mooy résorber régler définitivement le protocole d'accord de 2018. nguur gi di xam le ni moom it taxawaayam mooy ren ji ñu am jàng bu dal. pandémie baa ngi fii ba léegi et léegi au lieu de 500 000 élèves 4 millions élèves ñoo nar a ñëw public ak privé loolu nag laaj nañu continuer lu ñu def nii loolu moo tax ne que il y a une semaine jël nañu 3 jours ñu dem Mbour di waxtaan di xool ci ay thèmes tey encore le Haut Conseil woote na fii pendant 2 jours acteurs yëpp toog ñu waxtaan. ñu jéem a seet lan la ñu war a def pour que année bi ci wàllu protocole sanitaire ci wàllu pédagogie nan lañ ko war a installer et que même calendrier scolaire dañ ko war a seetaat. ci lënd bi tamit dina am ndaje ci ñu seq njàng mi ci li ñu gën a waxtaanee mooy matuwaay yu ñu war a jël ngir xeex mbas mi ci jamono ji nga xam ne dañu war a tijju école bi.
Abdourahmane Diallo jërëjëf wax ci li nga xam te ni moo di wàllu mbas mi tey jii nag ñu jàpp ni juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn test la ñu def fukk ak benn ñoo ci dellu si am doomu jàngoro ji ci xayma mu dee kon téeméer boo jël benn ñaar yu manqué ci % la ñu am nga jàpp ni kon am nañ benn cas boo xamante ni cas importé la jaar ci aéroport international Blaise Diagne ñetti cas contact Yoff 2 Almadies Plateau Mbour Sicap Karak ak Thiès téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett wér nañ bi ñibbi seen kër juróom-ñaari cas grave la ñu am ñu nemmeeku nag kenn faatuwu ci kon jamono ji ñu jàpp ni juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñu ngi ci kër docteur ñu leen di faj ba tey ci wàllu mbas mi coronavirus bi kon daal dinay laal li nga xamante ni wala laalul sax li nga xamante ni moo di campagne gi ñuy amal ngir rek pajum cancer loolee kon ñu seetlu ko ci li nga xamante ni moo di octobre rose gi ñu amal waa LISCA nii li nga xamante ni moo di kon cancer ci wàllu col de l'utérus paj mi lii di coronavirus laalu ko benn yoon ndaxte xool nañ ci wàllu dépistage lu tolloog juróomi junni jigéen kon daal nañ leen dépister loolee mu ngi ko xam ne kon ca ba ñuy dajee ca domaine industriel bu Diamniadio njiit la di docteur Fatma Guenoune ñu déglu ko ci micro Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. yàlla bu wér nga xam ne ne ñëpp ñu ngi ciy dugal seen loxo fépp foo dem ca Sénégal ñëpp a ngi célébrer octobre rose loolu moom mooy ne suñu sensibilisation bi ñu doon def àgg na ci fi ñu ko waree fi mu àggee te président de la République son excellence monsieur Macky Sall foog naa mooy première personnalité bu nga xam ne moom moo ñu jàppale ci suñu xeex cancer donc wax ministère yeeg direction yi ñu xeex cancer pour jigéen ñi donc loolu ñu ngi ciy sant yàlla mun naa wax ne biñ ko tàmmalee en 2010 wéetoon nañ ci ba tey ji en 2020 nga xam ne ren moom bien que pandémie la mais ñëpp a ngi ci jàpp. consultation bu ñu mujj def démb ci Kër Massar ñu ngi ci juróomi junni jigéen yu ñu seet loolu ñu ngi ci sant yàlla te des na ba tey tamit distribué nañu ñaari junni bon wu mammographie subventionné distribué nañu aussi ñaari téeméeri bon wu mammographie gratuite. ñu wax ci leneen jàpp leen ni kon atum 2021 mbooleem woto boo xamante ni am nga ñeent fukki at dootoo daw ci tali ndakaaru yi ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu infrastructure de Oumar Youm xam ne na ko démb kon ci assemblée nationale ba ñuy wotee li nga xamante ni moo di projet boo xamante ni dafa jëm rek ci taxawal ab fonds entretien routier autonome ñu duppee ko FERA moom yokkute ñi li nga xamante ni rek moo di règlement 14 bu UEMOA ci wàllu pesage muy charge à essier yi muy peser yi ñuy peser camion yi itam loolee rek daañu ko kon amal niki mars ci atum 2021 Mouhamed Sam ak nga xamante ni moo di Younous Diatta fekkee neen ndaje mi. bi nga xamante ni si assemblée nationale bi dëggal na ko dafay nekk rek beneen yokkute ci li nga xamante ni moo di fonds d'entretien routier autonome di FERA ngir jëwriñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum dem beeg dikk gi ci kaw suuf si nag lii dafay gën a tax sax FERA bi ci wàllu boppam li mu amee woon ci ay jafe-jafe ci wàllu koppar ñu mun koo mottali. directive UEMOA andi ko ne fonds yi dañ leen war a créer par loi mais aussi fonds yi dañ leen war a jox xaalis bu doy xaalis boobu aussi dafa war a adossé wu ci taxe. boo xam ne ni taxe boobu dañ koy prélever jox ko exclusivement fonds bi loolu nag moom manqué woon ci FERA bi nga xam ne amoon nañ ko moo tax loi bi indi ay correction pour que FERA boobu nekk d'abord une création par loi ce qui est le cas mais aussi FERA boobu affirmer son rôle et son caractère d'organe de financement ce qui est le cas FERA boobu aussi mun a am xaalis boo xam ne xaalis boobu dañu koy jël yóbbu ko ci entretien routier. gannaaw ba mu xamle ni parc automobile bi nga xamante ni ci véhicule de transport en commun yi ci la ñuy dox loolee dinañ ko sopparndi maître Oumar Youm di xamle yi tamit naka lañ ciy doxee ci wàllu liggéey boobu. ku mu neex nga bokk ci programme de renouvellement bi en tant que fournisseur de véhicules mais nga respecter charte yi respecter service après vente respecter garantie bi nga xam ne war nga ko am ak oto yi maanaam minimum garantie 3 ans respecter garantie 5 ans ci yenn organes yi nga xam c'est des organes vitaux. prix minibus yi nga xam ne andi nañ ko 15 places pour remplacer les 7 places pour l'instant 16 900 000 francs CFA hors taxe. ñenn ci ay député nag bu ñu sukkandikoo si ñoom li nga xamante ni moo di FERA bi pàcc bu njëkk gi dañ ko waroon càmbar ba noppi laata ñuy def beneen pàcc bi. dama ni woon bala ñoo yegg ci nouvelle génération di defaat ay yeneen taxe waroon nañoo évaluer li fi nekk ba pare parce que toujours man loolooy sama problème ak ñoom dañ dul évaluer te defe naa nit boo bëggee yokk li ngay def. mu am maanaa fi nga bëgg a yegg nga yegg fa da ngay mën a évaluer pour xam fi nga jóge
ak fi nga jëm ak lan nga bëggoon ak lan moo ci manqué ak lan moom lañ ci war a yokk ak lan doon lañ ci war a jubbantiwaat loolu wàññiwul dara. joriñ gi ñu dénk wàllum jumtukaay ñeel dembeek dikk gi ci kaw suuf si di xamle ni règlement 14 bu UEMOA ci wàllu charge à l'essieu yi loolee nag dinañ ko amal fii ak mars 2021 mu nekk benn réglementation boo xamante ni si Sénégal ak yeneen réewu UEMOA yëpp nag daañu dëppoo ci amal ko. Mohamed Sam jàppal ni jëwriñ ji ñu dénk jigéen ñi moom nag daal dinañ kon yëkkati lu am solo ci ay équipement jagleel ko jigéen ñi nga xam te ni ñu ngi yëngu ci wàllu transformation li nga xam te ni mooy jóge ci mbay mi waaye ci géej gi ak li nga xam te ni rek moo di ay wàllu artisanal loolee nag ci feggoo ci ki nga xam te ni moo di waa CEDEAO loolee ñu daal di koy teg rek ngir mu nekk subvention ngir jàppale jigéen ñi ci cadre boo xam te ni coopération la daal di leen di former itam tàggat leen dañ ci déglu Ndeye Sali Diop Dieng ci micro Thierno Laurent Mendy. parce que gëm nañ jigéen ñi économiquement am nañ lu ñu apporté bu baax a baax ci réew mi waaye dañu formaliser wul te ku leen jàppale aussi ñu dem ba nekk ay entreprise yu mag a mag te loolu fa la vision président nekk tey jii li ñu bëgg moo jàppale jigéen ñi seen petite unité yi ngeen nekk ñu dem ci ay plateforme yu mag a mag yoo xam dañu lëkkale ay jigéen yu bari pour ñu dem vers l'industrialisation c'est-à-dire dem ba nekk ay industrie yoo xam dañuy def industrie transformation fii Sénégal mu nekk ay produits yu normés yoo xam ne dañu ko mën a génne ci réew mi mën ko jaay parce que loolu defe naa ni ñu am nañ ci atu bu rëy a rëy loolu nag ci loolu ñu ngi ciy liggéey di ci réfléchir yaakaar naa ne li ëpp solo mooy identifier ñi nga xam ne ñu ngi liggéey parce que jigéen ñi am na ci liggéey mais am na ñoo xam te bu leen joxe financement dañ ci def leneen te yaakaar naa loolu taxuñoo jóg li tax a jóg mooy former jigéen ñi jàppale leen ba ñu mën a taxaw seen entreprise yooyu di ci liggéey bu ëllëgam si entreprise yu durable entreprise yu dëgër yoo xam dina mën a générer ay ressources générer aussi ay emplois parce que li gën a am solo Sénégal defe naa jafe-jafe ñu am mooy créer l'employabilité des jeunes xale yi mën a liggéey mën a am koom mën a jàppale seen bopp jàppale aussi ay parents. jafe-jafe ñu nemmeeku ko ci diggante ñu yor banque yi ak ña koy jëfandikoo loolee rek tax na suñu rédaction bu Futurs Médias daal di gëstu ci wàllu wi ban rapport la nga xam te ni ñu yor banque mi ak ñi koy jëfandikoo am mu di ab sujet boo xam te ni Ibou Diouf ak Amadou Ba ñu ko defal. Les clients que nous sommes. yenn saa yi dinañu nemmeeku ay ñagas-ñagas diggante banque yi ak ñi nga xam ne ñooy seen client ci bëri nag li nga xamante ne mooy bàyyeeku ci rëq-rëq yooyu yi ñu ne nag am na lu ci gën a fës. xoolee actualité bi temps yi li ko xaw a dominé si wàllu revendication yi surtout ñi nga xamante ni moom lañ tuddee usager ñiy utiliser banques yi maanaam actif boo xoolee seen revendication dafa porté si point yu bëri mais liñ si mën a lim maanaam mooy wàllu carte gab yi nga xam dañoo jàpp ne peut-être banque bi bu la koy jox dafa da si lu mu siy teq dafa bëri. commission bancaire nga xam ne buñ ko doon xayma mooy gendarme banque yi moom ak banque centrale génnee na benn bataaxal bu bees. bu mu ne banque yi fexe leen ba désormais client bu leen bind di kaas dara bu mu weesu weer ngeen tontu ko. rapport d'échéance moom boo xoolee peut-être dañ ko fësal nii rek mais yàgg na am entre banque ak client. ci diggante boobu nga xam ne yenn saa yi dina ñagas diggante banque yi ak way jëfandikoo yi. mooy lu ñu tuddee attestation d'engagement et désengagement boobu aussi ñoom dañu jàpp ne pour que banque bi jox la ko li mu lay laaj dafa bëri ci xaalis te ñoom yàgg na nekk benn combat boo xamante ni du tey lañ ko mën a yàgg na loolu aussi vraiment ñu préciser ko combat bi yàgg na. en général ku ko laajte rek boo nekkee ko xam sa liggéey di nga ko woon ni ko lan nga koy doyee parce que ça signifie que bu dul dossier administratif mu ngi wut feneen di leb ñu ne ko wax ñu lan nga yenu c'est soit mu ngi leb ci employeur ñu ne ko wax ñu lan nga yenu wala mu ngi bëgg dem beneen banque. banque yi ak ñi nga xamante ne ñooy client ñoo xamante ne mënuñu taxalikoo lañ ba tax yenn saa yi ñu ne foofu ñu toog waxtaan. relation yi nag ñu waxati ko du ne dafa bon nin koy déggee léeg-léegi déedéet communication rek la problème communication la diggante association consommateurs yi ak banques yi président APBF wax na ma koy yoon mi ngi leen di tàllal loxoom ñu ñëw waxtaan waaye nag waxtaan woowu dañ ko war a def ci lu silwise. BCEAO àdduna ci jafe-jafe yi bàyyeekoo ci wàllu mbas mi ci banque yi fii ci réew mi wax na tamit ci lu aju ci wàllu plan de relance économique bi nguuru Sénégal sumb ngir fexe ba gën a yëkkati koom-koom mi fii ci réew mi. Ibou jërëjëf dégg ngeen ko sànq ci biir xibaar yi ab livre la génnee daal di koy duppee Muskila ngir nag wane jaar-jaaram ci yoon yi mu jëloon doon dem Espagne nekk fa nag dund fa lu jafe moom Adama Doucouré daal di ne kon waxtaan ak ndaw ñi ngir rek ñu dellusiwaat seen xel xam ni fii ci réew mi mën nañ fi tekki jëli gaal dugg Espagne ba ñàkk ci sa bakken jaru ko ñu déglu ko.
di livre buy wane jafe-jafe yu Adama Doucouré dund te bu muy jéem a dem Europe jaar ci yoonu suuf gi. mooy maa ngi jóge Maroc dugg Espagne ñu jàpp ñu prison delloo ñu Maroc on a fait la prison foofu ñu traversé Algérie dem Libye voilà désert on l'a fait pendant traversé nañ ko 7 jours pour aller la Libye. non 4 ans. waaw damaa jum 4 ans avant may ñibbi soir Sénégal. wuti woon ëllëg gu gën taxoon mu romb bépp limite ci atum 2009 comme tey ni ka ndaw ñi di defee songo géej gi ngir yegg ci waaxu Espagne yi. presque fin 99 laa dem te li ma poussé ma def ko mooy toog naa fii situation bi xamatuma lu may niróol aw ma mënuma faj dara maa ngi xool sama famille ñu am ay problème mënuma ko faj ma tenté pour génn pour au moins am yaakaar ne su ma demee dinaa am loo xam te dinaa ko mën a dinaa mën a faj au moins dara quoi kër ga. ñi dem nii li ñuy dund nii il faut nga dund ko wala nga nekk di ko dund pour nga mën a comprendre ñoom lan moo tax ñu dem nii xaruwuñu parce que ku xam ne ku gis ni yaa ngi dee nii doo dem ci dee boobu mais dañu ne ñoom dañuy dem pour tekki. jamono ji mooy chef de desk photographie bu quotidien l'Observateur Adama Doucouré xalaat ni dem Europe ci clandestiné jaaru ko ndaw ñi dañoo war a des ci réew mi. autorité yi ci seen bopp ñoom ñoo war a def en sorte que xale yi ñu loolu li leen découragé mooy ñu trouver ci dëkk bi loo xamante ni moo ñu tey ci dëkk bi. Adama Doucouré expérience yi mu am marqué ko ba faw mu jàpp ni rek parcours am da ko war a séddoog ndaw ñi tey jii mu war leen a sensibiliser ndaxte nee na jarul bakken li mu jàpp rek moom nee na ci réew mi la mujj tekkee am fi liggéey tey jii mu responsable la ci journal bi nga xamante ni moom lañ gën a lire ci réew mi mu di l'Observateur. dañu naan coow dem ca Guinée foofee xamoon ngeen ni Cellou Dalein Diallo jamono ji yëpp mu ngi doon ñaxtu ndaxte takk der yi nga xamante ni dañoo waroon këram wër siège parti wër itam bureau mu am nag ab mission goo xamante ni ñii di CEDEAO Union africaine ak Nations Unies ñu ngi ko fa doon amal rek ngir indi jàmm foofu lay kon mel na ni jàmm tàmbali naa xeeñ foofee ca Guinée ndaxte blocus ba ñu amaloon ca buntu Cellou Dalein Diallo buntu këram ak siège parti bi dindi nañ ko takk der yi dellu nañu ginnaaw Cellou kon fu mu ne nii mel na ni mën na génn këram ñu wax ci wàllu tàggat yaram Boniface Ndong nga xam te ni moom lañ dénk lii di équipe nationale basket ci wàllu góor ñi dana jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir kon addu rek ci naka lay waajalee li nga xam te ni moo di yenn ci compétition yi mbokk yi ñu toll ci nga xam te ni moo di li ci yéenekaay yi li ci gën a fës kon dañ ciy ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gaalu looco gi mbëkkante woon bërki biik ak bateau Sangomar bu marine nationale lu mu gàtt ñeen fukki nit faatu nañu ca journal La Tribune moo ko bind ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi am na benn waay bu newoon ca gaal ga mi ngi wax ci La Tribune na mbiree demee waa ji Ibrahima Fall la tudd am ñeen fukki at ak ñaar cosaanoo ca Ndar mi ngi ak ñeenti doom nee na juróom benn fukki junni maanaam 300 000 francs la joxe woon ngir mën a bokk ca ñay dem keroog dimanche ay 10 heures ci guddi ca la ñu départ ñoo nga déparé woon Soumbédioune wutali Espagne Ibrahima Fall ne gaal gi ñu duggoon moteurub 40 moo ca newoon bi ñu ko bëggee sensé ak moteurub 60 ci la leen marinub espagnol gis woo marinub Sénégal wax ko bi marinub Sénégal bi yegsee ci la ñu tàmbalee dàqante ak seenu patrouille bi ñu demee nag ba xam ne jekku nañu ci la ñu jël dogal ne dañu taxawal gaal gi ba ñuy seet fan la ñu war a taxawal suñu gaal gi fa la ñu bateau marine bu Sénégal fekk mbëkki ñu kanam gaal ga xar yuuxu yi tàmbalee takarnaase ku nekk di seet nu mu rawalee boppam Ibrahima Fall ne fanweeri nit ak juróom-ñeent la ñu jot a sauvé waaye am na lu ëpp ñeent fukki nit yoo xam ne ba léegi kenn gisu leen xëy na sax faatu nañu ndax ñu bari ci ñoom mënuñu ndox mënuñu fay loolee mu wax La Tribune nañu am na it keneen ku newoon ca gaal ga ku ñu naan Abdoulaye Gueye am ñaar fukki ak ñeent dëkk ca Saint-Louis moom it dëggal na ko gaal gi njëkk ami jafe-jafe ci digg géej ndax moteur bu doon tàkk ña ca faatu l'Observateur xëy nañu indil juróom ci ñoom Omar Sow fanweeri at ak ñaar la am Bekay Diak fanweeri at ak ñaar la am El Hadji Ndiogou Sarr fanweeri at Abdoulaye Anne fanweeri at As Damka dib maçon moom mi ngi amoon fanweeri at ak juróom benn ca Pikine ga ca Ndar gi nga xam ne ñu bari ci ñi faatu ci gaal gi fa la ñu dëkk l'Observateur nee nañu seeni mbokk dëjël nañ leen bu nuppi boole ko ak wanaasu seenu naqar toog di tiisu li waa Ndar di dund Ndar googe journal Les Échos xëy na di ñu wax ci xëtamu njëkk ne am na geneen gaal gu fa teer démb na mu demee yéenekaay bi nañu gaalu looco la gu yaboon ay nit bëggoon a mbëkk ak ñoom wutali île Canaries ga ca Espagne waaye yoonoo moo leen réer ñu nekk ci géej gi juróom-ñeenti fan di wër a wër wagaaj xamuñu fan la yoon yu féete ba ñu demee ba sonn boole ko xiif ci la ñu jëlee décision teeral gaal gi ca boori Hydrobas ba sandarma yi di yegsi juróom-ñetti nit la ñu fa fekk ña des ñëpp dañoo daw dugg mboy gi sandarma yi xamle nañu ne teg nañu loxo ñaari moteur yi gaal ak ay bërigo carburant Vox Populi mel ne ku naan ñu immigration clandestine di mbëkk mi dana naqare régler ci réew mi ndax ba ci lu jëm rek
ci daan ñu war a teg ci ndoddal convoyeur yi ñooñu Macky Sall yi sax dégguwuñu ci kaw yi kàddu ndax bu dee Mansour Faye ak ministre de la jeunesse nee na Fatoumata Tall jàpp nañu ne dañu ko war a criminaliser ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye moom safaan wala gis ne ba ñu ko ca laajee dana déet gu wow koŋ tuuma yu wow koŋ lañu la sine kay nañu moom lañ jiital parti Pastef di Ousmane Sonko gàll ci ndoddal Macky Sall ci li xew ci réew mi di gone réew mi yu jóg jël gaali loo ci mbëkk wutali bitim réew ne Barcelone wala Barsaq Sud Quotidien dolli ñu ci ne Ousmane Sonko nee na lu jiin njaaga état bu Sénégal mooy njaag ci li xew Macky Sall la joxar bi baaraamub tuuma ci ne moo jëfewul li mu diggoon ndawi réew mi mu di wutaleen am xëy ñu ne déet na waaye mu jël ressources yi ci réew mi yëpp jaay ko waa bitim réew moo tax gune réew mi dem ba yamale toog ci réew mi ak ku leen ray lu ray mbuum deec giita ngas gi woon ci diggante ministre enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne ak journaliste bi di Pape Alé Niang ak Mody Niang ak Nafi Ngom Keïta coow la teere ji woon tribunal yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu wax ne justice àtte na ko ba jox dëgg Cheikh Oumar Anne Walfadjri nañu njiital kudd la woon moo leen yóbbu woon ci yoon doon leen toppee tuumay sos yoon di justice daan na Pape Alé Niang ak Mody Niang ñetti weeri kaso yu ànd ak sursis alamaan leen fukki millions yu ñu war a jox Cheikh Oumar Anne source nañu fukki millions yu teg 200 000 lañu leen alamaan le Thierno de Ndiom def na leen ko am na ndam ci seen kaw La Tribune L'As Vox Populi ak Le Quotidien xëy ñoom it xibaar bi ci seen xët yu njëkk keneen ku yoon daan Le Quotidien nee nañu moo di honorable député Moustapha Cissé Lo tuuma yi mu yëkkati woon gàll ko ci ndoddal jabari ay miiru ñing président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci coowal jiwu gerte gi mbir moome tribunal àtte na ko démb ba daan Moustapha Cissé Lo juróom benn weeri kaso yu ànd ak sursis. Mamadou Mohamed jërëjëf mbokk yi li mooy ponk bu mujj kon ci xibaar yi mooy ponk bu buural xibaar yi kàddu gi rek ma jébal ko sama tooma Mamadou Ndiaye Mamadou maa ngi lay nuyu. Mamadou Fall ñoo ngi lay ziar di nuyu téléspectateurs yi di nuyu internautes yi. lu gën a fes ci li ci internet bi. waaw wax nga ko sànq de lii lëmbe àddina mooy mbirum immigration clandestine fii ci Sénégal mais surtout la xew ca France ak taxawaayu réseaux sociaux yeeg internet yeeg xalaatu ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ni yëf yi dañ koy ñaawlu. nes tuuti yi ñi nga xam te ni ñoo di téléspectateurs yi daañu la mën a topp mbokk yi jàngeen jëf rédaction bi jox leen dig daje ni ki bu 19h jotee di xibaaru marax yi ak 20h ci wàllu nasaraan jàngeen jëf.